dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wopp ju nekk na mu toll na la paj ma di toll kaddu yooyu la l'Observateur ubbi ay waxam ngir wax ñu la xew ci dem gi président Macky Sall demoon démb ca Kër Massar. bil yéenekaay bi xamle na fa ñaari dogal yu rëy yu mu jël ngir xitili askanu Kër Massar benn bi moo di plan d'assainissement spécial bu fanweeri milliards ca Kër Massar ñaareel bi di soppi diwaanu Kër Massar def ko département Le Quotidien tudde ko plan de pompage bu Macky Sall ngir taxaw askanu Kër Massar gi tëmbu ci waame gi fanweeri milliards ngir génne leen ci ndox mi diwaanu Kër Massar gi président Macky Sall yëgle yéene ju mu ci am ngir def ko département Le Quotidien mi ngi ñuy wax la ci mën a laxasu ci wàllu politique président Macky Sall mu sañse lu rëy takk maskam taxaw ci wetu ndox mi di nuyoo photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national yéenekaay bi nañu démb la woon ba mu demee doon nimiku ji askan wa inondé ca banlieue bu Ndakaaru la mu fa wax moom président national Soleil national mi ngi ko tuddee ay dogal yu rëy ngir Kër Massar la Sénégal nañu la mu fa wax yépp ay digge la président dem na Kër Massar diggée na fay diggeem delluwaat diggée na fa fanweeri milliards ngir assainir Kër Massar ak soppi dëkk ba def ko département Les Échos nañu waaye wax na leen tëlee gu mu tële ci inondation yi nee na leen danañu jéem lépp lu ñu mën waaye na ngeen xam ne président munta tëye asamaan si munta tëye ndox mi Babacar Mbaye Garaaf nañu ci xët mu njëkk yéenekaay bi président Macky Sall fa ñu ko doon xaar ak fa mu fëll du benn dafa or Cissé Moustapha Mbeng maire bu Kër Massar Les Échos nañu xawma lu mu def askanu Kër Massar waaye war naa rëy ndax démb ba fa président Macky Sall demee Moustapha Mbeng maire bu Kër Massar askan wa dañu ko yuuxoo ba mu tooy xepp journal L'Info ak journal Vox Populi xëyee ci seen xët yu njëkk kàdduy président Macky Sall yi mu ne président mënut a tëye asamaan si ba du taw Vox Populi gis ne ba muy wax loolee moom Macky Sall ay bañam la doon tontu ba mu ca nuppee ci la wëlbatiku ci maire yi ba sàkku ci ñoom ñu bàyyi di dëkkal askan wi ci yoonu ndox mu ne it sa bari na lu ñu def ngir tàqale askan wi inondation waaye doyulu lii urgence gi jamono ji nag mooy seet ni ñu génnee kër yee quartier yi ci ndox mi laatar bi nañu Macky Sall dafa dem Kër Massar teg askanu Kër Massar wi xel ñibbiwaat ab westam la sol dem na fa ba ñibbiwaat ay daalam taqul fekk askan wu mer ba futt mu baabe leen ki waxi département source waa nañu neexul ba neexul waaye Macky Sall yàqi tànk la demee woon ca Kër Massar la mu sol ba mu fay dem rek wane na ko colkoom gi da nga koy gis découragé ndax du colkoog nit ko am yéeney wàcc ci terrain bi costume am bu rafet la sol teg ci dàllam yu baax dàllam ya du dàlli terrain mooy dàll yooyee ñuy toiletto ngir di dem ci ndaje yu ci mel ne ay sommet CEDEAO di xeeti tukki yooyee muy wër ak wër loog wëranteek wër wagaajoo gi am ci magistrat yi réew mi xëy na teere ci yéenekaay yu bari ñu xëy ndol anki dinekaay bind ne convoqué gi ñu convoqué woon magistrat Souleymane Téliko président union des magistrats du Sénégal ca ICAJ tax na magistrat yi réew mi takk nañu ba dëgër ngir taxaw ko comité de ressort yu Ndakaaru yu Kees ak yu Ndar anki dinekaay nee nañu wàll si nañu ci géew bi ñeneen ñu wàll si ci géew bi ngir fas yéene jàppale magistrat yi journal bi nee nañu ñoo di waa RADDHO Ligue sénégalaise des droits de l'homme ONC 3D ak Afrikajom ministre de la justice maître Malick Sall enquête nee nañu li mu wax ci yëf yi moo di nee na coow li ci seen diggante ñoom zizi la yoonu garde des sceaux nekku ci l'observateur dëggalal ñu ci xëtam mu njëkk ne waxi Khalifa Ababacar Sall moo tax ñu woolu Souleymane Téliko ca inspection générale administration justice source waa nañu loolee bokkul ak li ñu gis ci lettre bi Souleymane Téliko bind ñooñam yi ci union des magistrats du Sénégal ndax ca lettre ba da leen caa xamal ne li ñu ko convoqué ca ICAJ bokkul ak li ñu bëgg a gëmloo nit ñi ci ne wax ju mu waxoon ci interview fukki fan ak ñaar ci welu suret ci mbiri Khalifa Ababacar Sall Souleymane Téliko ne loolee aw lay rekk la waaye li tax dëgg-dëgg ñu convoqué ko moo di bëgg a tiital waa union des magistrats du Sénégal noppi looleen ngir ñu teg ci suuf waxi magistrat Ngor Diop te loolee dañuy sonal seen bopp rek waaye du am li ñu l'observateur ne moo am ca armée yi bétuwaar yi mu di armée yi ci Soumbédioune ku mu tiitalul tiit du la yomb seen nas ndaw la ñu fa bett mu tiim doomam ju jigéen ju toll ci benn at bëgg koo rey ci biir almeer yi. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk jàngeen jëf xibaar yi buur na gën na ca fës njàqare ca baykat ya ca Kaolack li ñu jot a bay di ay hectare la ndoxu tamit daal di nangu ñu daal di tëj ay boulangerie ñi nga xam ne daal amuñu ay kayit nekkuñu en règle boulanger yu Sénégal ànd nañ ci naam waaye nag na fekk na dafa war a ànd ak lii di sommation maanaam ñu jox leen kayit ngir ñu mën ko waajal weer laata ñuy amal ni nu mel waxtaan yi gannaaw ba ñu daanee kii di Lamine Diack ca réewum France nguuru Sénégal ndax da ca mënul dara jon ngeen sax déglu ay kàddu yu wute ministère bu justice ak ñiy fara kii di Lamine Diack nekkoon fi président bu I2AF mbas mi Sénégal yàgg na ca cappaandaw ga ki samp IRESSEF moom moo ko daal di xam ne professeur Souleymane Mboup ne na ci kilifa yi bàyyi xel bu baax a baax mbokk taw yi foofee moom moo daal di nangu li ñu tën a bay di ay hectare moo xam gerte la wala dugub daanaka lépp naax saay war a nag ba jamono jile ñoom ñi di baykat yi foofee ca Kaolack dañu am njàqare ñuy nag o nguur gi daal di leen jàppale ñu déglu kenn ci ñoom di Sàmmandeen Ndaw ci micro beeg Ibrahima Jammeh. état bi ñu ngi lay ñaan loo ñu mën a jàppale ci lii nga dimbale ñu parce que dëgg-dëgg ñun kat sonn nañ ci
parce que daaw ndox mi bëri na mais dëgg-dëgg nii defu ko parce que c'est la première fois man tey mën naa wax ne maa ngi ak 51 ans mais tey depuis que 40 ans nga xamante ne may ñëw ci secteur bii mosuma gis fii mel nii kon lii c'est une première la nga xamante ne maa ngi koy gis kon nag ñu ngi demander à l'État surtout le ministre de l'agriculture mu xoolaat mbir mi parce que lii moom dëgg-dëgg métti na lool parce que béykat xamul leneen lu ko may gerte mi parce que tey fi mu ne nii tey am na toolu dugub ya nga xamante ne nii la mel te fi mu ne nii tey dëgg-dëgg lii bu sotee bu continuer nii franchement ñu def ñuy décourager loo parce que ñun dañu amoon motivation pour que gëm que ne ñun ñooy développer Sénégal ci mbéy kon nag lii nag bu ñëwee ñu ngi demander à l'État pour mu mën ñoo dimbali waaw parce que vraiment lii ñun ci JIPA bi lañ bokk JIPA Thiombi Gandiaye JIPA bi mu ngi adhéré ci CCPA adhéré ci CNCR kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan dimbal pour ñu mën a xool lii nii ak lépp lu ñu ci mën a def ba dimbali ñu parce que vraiment lii moom day na war daal yooxo wàllu boobee ndax nguur gi dina ko dégg kii di président Macky Sall nag ne daal dina dem ca samedi ca gox yi di Fatick dina nag dem doxub nemmeeku ay tool yu ci mel ni nag Niakhar ak Toubacouta bokk na sax ci programme président Macky Sall ca Toubacouta nag dina dem xool mbënn bi nan la yàqee tool yi foofee nag loo xam ne maire yi di Nioro ak Kër Samba Kane ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax Aminata Goudia bi gannaaw yuuxu wàllu gi nga xam ni moom la baykat yi Nioro Alassane Tall yi defoon ay fan a ngi nii ci ginnaaw maire dëkk ba nag moom moo jug di wax moom nag nee na ba fii mu ne lu ëpp téeméeri hectare toolu gerte ak itam toolu dugub ñoom ñoo nekk ci biir ndox mi ba léegi kenn jëleegu ko fa situation boobu nag tax ba fii mu ne ñoom amatuñu benn yoon yaakaar def ay récolte yu baax Mamadou Niantal moom mooy maire Nioro Alassane Tall. li ñuy wax vallée de Diabang bi liñ fa bay lépp yàqu na ba léegi situation bi nam meloon rek ma nga noonu la mel ba léegi tool yi lu mat presque 100 hectares yoo xam ne vraiment yàqu na ay gerte ay dugub ay mboq ba léegi ndox maa ngi ci biir tool yi daal. moom nag mu ni ko moyul ren ji béykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune boobu daañu am ay jafe-jafe yu mag. xam nga ne béykat bi yaakaaru dund li mu béy mu dundee ko non seulement li mu béy mu dundee ko waaye ay crédit la ñu jël ci banque yi te ba pare aussi dañ ko war a fay ko crédit yooyu ñu war a fay tamit li ñu béy yàqoo pour ñu fay ko problème lay doon. inondation yooyu itam laal nañu commune bi ñuy woowee Kër Samba Gueye foofu nag nee ñu ay périmètre maraîcher yu bëri la fa yàq Abdoulaye Ndiaye moom mooy maire Kër Samba Gueye. surtout ay périmètre maraîcher lu war a mat 3 hectares yoo xam ne yëpp ay papaay lañ ko defoon près de 7000 papaay yëpp ndox mi jël na njaaxare dugg na xam nga en monde rural wax ji du bëri amuñ chance comme Dakar. yeneen dégâts yoo xam ni inondation yi ñoom ñoo ko indi ci biir arrondissement bu Toubacouta boobu moo di ay yoon yu bëri yoo xam ni fi mu ne dañoo dagg. piste yi ñu amoon yëpp pont yi dagg na dañ am ay barrages yu mag te li ëpp ci barrages yi dañ séddee mu indi nag l'envahissement des périmètres agricoles bokkul ak yoon yu dagg yi. samedi bii di ñëw nag ñi ngi séntu président Macky Sall ci arrondissement bu Toubacouta boobu nga xam ni war na faa visiter ay tool yi gerte Aminata Goudia bi Fatick RFM. Aminata Goudia bi daan may bi ni muy fuddoo ba ci fale mi waral ba mbënd mi gën fa metti foofee ca Bakel téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay hectare ci luñ fa bay nag daanaka ndoxu taw mi moo nangu lépp waral nag ba baykat yi am njàqare Moussa Oumar Gueye. bu ñu xoolee luy toll ci téeméer ak fanweer ak ñeenti hectare lu jëm ci wàllu lu ñuy bay ci département bu Bakel daanaka loolu yépp ndox mi daf koo mëdd ci jamono ji nag ñi nga xam ni ñoo fare ci département bu Bakel rawatina ñi nga xam ni ñoom ñooy baykatu ceeb yi nekk ci casier rizicole yu ñu naan kolongal daanaka am nañu jeexi jaaxa Sadali moom mooy directeur régional bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu gàncax gi fii ci Tambacounda. mais ren boo seetee Bakel manantali ni mu tawee booru Mali di ñëw ubbi nañu barrage yi ak yooyu fleuve Sénégal dex bi génn na fi fekk si ay tool muy kolongal ak deelee ak yeneen yëpp ndox mi dugg si na parce que le problème casier yooyu dañoo amul des réseaux de drainage ceeb par exemple boo koy bay da ngay dugal ndox di génne ndox fekkee da ngay génne dafa war a dem si dex gi te dex gi mu ngi lay jox donc boo ko génne aussi amul solo kolongal bi c'est 85 hectares rizicole donc am na yeneen spéculation yëpp boo ko xaymaa rek téeméer ak fanweer ak ñeent hectares la donc am na si kaani am na si kanje am na si mboq bon actuellement pexe mooy taw mi négandiko ndox mi génn ministère de l'agriculture et de l'équipement rural ñu xool nañ leen ñuy jokkaloo ak yeneen service technique ak yeneen projet programme yi nañ leen di jàppale ñu def mbayum ndox mi buy génn c'est-à-dire culture de décrue dégg au fur et à mesure ndox mi di génn nga jox leen ay semences soit ay basi wala ay pastèque pour ñu mën a rattraper tuuti. ci lu jëm ci wàllu limu li nga xam ne xayma nañ ko mu taw ren ji nag buñ ko méngaleeg daaw dafa mel ni li taw ren ci station yi nekk ci diwaanu Tambacounda yépp moo gën a bëri li tawoon daaw ci jamono ji ci beneen anam li jëm ci wàllu mbënn mi nga xam ne dafa dugg ci li nga xam ne moom mooy ci tool yi nekk ci département bu Bakel mu war a toll ci téeméer ak fanweer ak ñeenti hectares tey jot na ñu daal di taxawal benn plan de résilience ngir nag jafe-jafe yooyu nga xam ne daf leen nar a gàll ñu daal di leen ci indil ay saafara Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Seydou Nourou Ba. Abdou Thiam ci machine bi ñëwaat ci li nga xam ne nag direction commerce intérieur ci la ne maanaam tëj na boulangerie yu bëri yoo xam ne dañoo sàmmontewul ak li ñu wax ngi ci liggéey boobu maanaam nekkuñu en règle fédération bu ëmb boulanger yi fii ci Sénégal nag naam ànd na ci waaye nag li mu bëgg ministère bu commerce fexe daal ba yónnee sommation lu mu néew benn weer ñeel ñi di boulanger yoo nga xam ne daal ñoo lañu joxari baaraama tuuma ci ñàkk sàmmonteeg li ñuy wax ci liggéey bi fédération ba nag ñu nga woon ca conférence de presse niki démb Oumar Mbaw kontante war na jëwriñ bu ñuy dénk njënd ak njaay kuréel bi ëmb boulanger yi fii ci Sénégal ànd na ci dogal bi nga xamante ni nguur gi jël na ko ci tëj bépp fuur bi amul ay kayit bi lee kuréel di woo seeni naataango yi ñu jëf Amadou Gaye di njiit la. lépp lu jëm pour yokk defar réglementation bi am na ci 100% ministère du commerce su bëggee sax dañ ko jàppale. boulanger yi nga xam ne nag quand même mënuñu respecter réglementation bi nañ jàpp ni bu ñu compter ci fédération bi ñun ku nanguwul réglementation bi mënuñu ko jàppale. nañ jàpp ni ñun si loolu la ñuy dox pour affaire réglementation bi ma nekk si yoon ñu ngi soutenir fermement moom ministère du commerce bi si loolu muy dox. defar secteur bi naam waaye gouvernement bi itam du tëb rek def lu ko neex faaw mu jëfee li texte yi wax. mais si terrain bi yenn agent yi nañuy comporté woo def abus loolu lañ d'accord mooy di tëj boulangerie yoo xam ne ndaxte dañuy def défaut de déclaration maanaam acte am na décret boo xam ne dafa wax ni si décret bi dañuy wax ni boulangerie dafa war def déclaration waaye aussi wax nañ ne aussi si biir décret bi article 18 bi ak arrêté bi nga xam ne article 13 bi la nee na balaa ñoo tëj fuur bu deful déclaration il faut agent assermenté dem si moom constaté ko ñëw si comité technique suivi bi nga xam ne gouvernance la nekk ñu def ko benn mise en demeure 1 mois pour mu réguler bu ko réguler wu yow tëj fulam waaye loolu nekkul si terrain bi def lu ma neex loolu lañ ne ñun duñ ko d'accord. njiitu association nationale des boulangers fii ci Sénégal Amadou Gaye di xamle ne bu fekkente ne ñaari parti yi yépp jëfee nañ li nga xamante ni moom la yoon wax kon coow du mës a jib. ñu waxtaanee nag li di mbas mi Sénégal daanaka yàgg na ca cappaandaw ga ci mbas mi di nag ay kàddu yoo xam ne kii samp IRSF di institut recherche santé surveillance épidémiologique ak formation moom moo ko daal di xamle moom nag di professeur Souleymane Mboup ne li daal war na tax ba nguur gi gën a bàyyi xel maanaam gën a bàyyi xel ci yenn yi di nag ay kàddu yoo xam ne moom it di professeur Souleymane Mboup amal na ko ci jamono ji nga xam ne ñu ngi doon jox ay raaya ñi am baccalauréat foofa ca Rufisque doon tamit ñi ci gën a ràññeeku war a dem foofa ca France ngir weer seen njàng professeur Souleymane Mboup ci jokko bekk Abdou Diouf Diagne. léegi nag dafa mel ni pic bi ñëw na ba dem presque apercevoir wuñ ko dafa mel ni lu gaaw mais léegi nag mi ngi wàcc mooy loolu ñu gis pour l'instant presque mën nañ xalaat ni vraiment ñu ngi ci phase boobu mais loolu daf ñu war a indi jàngat yu bëri jàngat bu njëkk bi mooy dañu war a prudent loolu la ñuy gis mais loolu warul tax surtout ñu bàyyi lépp lu ñu mettre en place loolu dañ ko mën a même gën a renforcer. juróom-ñett waxtu teg na fukki simili fii ci RFM. ak RFM kumpa tàggoo nag yéen. ñu waxtaanee yoon mbiru Lamine Diack nguuru Sénégal ànd nag dogal bi nga xam ne réewum France jël na ko gannaaw ba ñu daanee kii di Lamine Diack ñeenti atu prison ñaar yi mu war a tëdd kii nag di ministre de la justice di maître El Hadji Malick Sall dafa jàpp ne nag Sénégal ba procès bi tàmbalee ba ni mu jeexee musul jóge ci wetu kii di Lamine Diack ñu déglu kii di Malick Sall ci jokko beeg Fama Dione. affaire Lamine Diack xam nga Lamine Diack sénégalais la. donc mais justice française moo teg loxo ci Lamine Diack cas yu mel noonu muy Lamine Diack muy keneen état du Sénégal lu mu def mooy que consulat Sénégal bu nekk foofu dem di ko visiter di ko soutenir moralement di ko proposer avocat bu amul mooy am avocat mais yéen ñëpp xam ngeen ne que Lamine Diack amoon na avocat am na avocat procédure bi def nañu ko atte nañu ko avocat Lamine Diack def nañu appel ci décision bi loolu rek laa mën a wax. waaye daal ñi ànd ak kii di Lamine Diack ne doyul te ñoom dañoo fas yéene woyal xeex wi ba kii di Lamine Diack nekkoon patron bu I2AF ñibbisi ci mim réew doom ji nag di Papa Massata Diack moom tam ni ki dem la doon jano ko taskatu xibaar yi ci ab hôtel fii ci Ndakaaru moom tam nekkoon conseiller marketing foofa ca I2AF dafa daal wax ne xeex wi jëm ci injustice dafay daal di wéy ndax daal dafa jàpp ne li am tegu ci yoon fekkee woon na waxtaan yi ni ki démb Salimataaw mooy su ma daloon ñu téye sa baab otage wala kenn du ko def
noonee la tontoo ñi nga xamante ni dañ ko wax ni teewalul baay ba ca procès ba amoon Massata Diack jàkkaarloog yenn ci ay taskatu xibaar ni lii ñu def ni teguñu ko ci yoon wante du tax ñu bàyyi danañ dem ba yëf yi leer nañ. man tamit waa Rebeuss la ñoo bokk ci ñoom pour am solidarité ak moom ak pour tamit wax ne ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy jàppale ñu ngi sàmm di sàkku ndimbal suñu borom ba yàlla delloo si ko ak jàmm ak salaam tey loo tax ñu daje fi moom am na première instance am na deuxième instance ñu ñaan d'appel mën na am cassation mën na am. nit yu weex yi dañoo bëgg tilimal deru papaam wante du fii lay amee. waaye nag boobu dañoo fàtte ne xamuñu sénégalais surtout ay waalo sax rawatina ndax ay bañkat lañu dañu nangu kenn soo jëfam man mii juróom-ñetti at dong laa liggéey ak moom waaye juróom-ñetti at yooyu maa ngi moom liggéey nañ ci lu am solo xam naa nag xarit yi ñu am nag ñoo leen neexul ndax jamono ji doo neex ñu bari surtout suñu mbokk pays occidentaux yi. mu ñëw nekk ca wetuk famille Diack Moustapha Diakhaté ni nguurug Sénégal naam teew na bu baax ci procès bi wante na gën a yokk loxoom ba Lamine Diack dellu si waat ci ay ñoñam. li ma bëgg mooy ba xam ne dañoo am ji bu njëkk lu mu gën a gaaw ñu demandé devant président de la République dem ko wax moom bu loolu joxee nag ñu soog si daal xalifa di yëpp ñu soog leen. jàkkaarloog taskatu xibaar bi askanu Rebeuss amal ko boole caak ay notable quartier ba ñu ne li ñu bëgg mooy Lamine Diack dellu si waat ci noonee la ñu joxe dig daje altine bu fukki waxtu jotee ci maison de la presse si benn jàkkaarloo taskatu xibaar yi ngir lu lëndëmoon ñu leeral ko. Salimata Aw jaajëf Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Alaaji Seydou Nour. alhamdulilah. RFM Sport. Cheikh bismillah ci xibaar yi tàggat yaram. waaw dañu koy daldi doon rek wàllum karaté arts martiaux xam nga nag ba mbas mi duggee ci réew mi boobu ak léegi dañu tëjoon li nga xam te ne moo di saal yi ci diirub ñeenti weer ngi nii ba tey kenn yënguwul ci mbir mi waaye mu mel ni que lu ni mel daal dina dak ni ki tey ndax ministère bu yore wàllu takk yaram bi jël nañu autorisation jox ko ñi nga xam te ñoom ñooy yëngu daal ci mbirum karaté ak arts martiaux yu ni mel ñu daal di dooraat seen entraînement ci saal yi wala dojo yi su ñu koy waxee ñoom si seen i kàddu kon boog gannaaw loolu nag yi nga xam te ne daal ñoo yore mbir mi ñu ngi koy rafetlu jàpp nañu nag mbas bi la ma leen yàqal bëri na waaye ndorteel gi nag dañ daal di respecté li nga xam te ne daal moo di mesure barrières yi dañ siy daal di déglu Mohamed El Mokhtar Diop moom moo jiite fédération sénégalaise bu karaté ci micro Abdou Diouf Junior. dañ koy accueillir ak soulagement rek xam nga boo toogee bu yàgg te entraîné woo day am lu manqué je pense qu'à ce niveau là dojo yi nga xam ne tëjoon na leen bu yàgg depuis université yi reprendre sax ñenn ñi xalaatoon nañ peut-être le ministre va donner autorisation pour ñu reprendre mais xam nga autorités yi ñoom toujours dañuy am seeni raison léegi nag moom c'est avec soulagement que lañ koy accueillir donc ci dañuy reprendre entraînement yi am na benn guide boo xam ne fédération définir na ko boo xam ne joxoon nañ ko professeur de salle yëpp pour ñu mun def suñuy entraînement sans mu am contact combat du am dara du am parce que booy def karaté mun nga def technique yi noonu kese di avancer di reculer wala ngay def sur les côtés sans pour autant mu am benn partenaire devant. est-ce que tëj bi ñu tëjoon saalu karaté yi amoon na njeexital ci seen wàllu koom. saalu karaté yëpp ay entreprises yu ndaw lañu même si c'est pas formalisé mais am na professeur de salle yoo xam ne essentiel de leur revenu seen saalu karaté lañ koy jëlee am na benn instant métti woon na lool ci ñoom di la wax sonn nañu et tout ministère des sports ak bu santé bu ñu jëlee décision yooyu c'est pour aar nit ñi la te defe naa santé bi moo jiitu lu nekk donc vraiment loolu satisfaction la te karatéka yëpp ak j'imagine tous les pratiquants des arts martiaux moom kii nañ ko ak satisfaction ak ci kontaan bu baax a baax a baax. ñu daal di waxtaanee football. ca Mauritanie lañu daal di dem. foofu nag gànnaar jàppale nii lii di seen championnat ba tey ñu ngi koy wéyal fi mu toll nii la ca des ci ay journée ngir ñu daal di ko jeexal bëreetul juróomi journée waaye xëcco bi nag ca première place bi daal dina tar lool diggante FC Nouadhibou ak ñii waa Tevrek-Zeyn nag ñoom fi mu toll nii ñoom ñoo féetee ci bopp raw gàddu gi benn poño dox seen diggante ak seen kujj googule di FC Nouadhibou ka leen tàggat nag di Amadou Niang moom nag fi mu toll nii ma ngay wax ay ambition ak mbébét
itam ci micro suñu collaborateur foofu la ci Nouakchott di Abadji Diouf. fi ñu toll ñoo jiitoogum ñoo nekkagum ci kaw ba tax na métti na parce que équipe yu topp si ñun ñoo ngi suñu gannaaw FC Nouadhibou benn point moo nekk suñu diggante ak moom te moom des na benn match bi nga xam ni match retard la donc ñu si topp ji itam ñaari point ñetti point moo nekk suñu diggante donc affaire bi mbir bi yombul donc il faut que ñun ñu góorgóorlu xeex bu baax si 5 match yu des yi pour ñu am ndam yëpp parce que lu ñuy wax daal ni suñu descendant mi suñuy loxo daal donc ba léegi mën nañu amal suñu bopp suñu victoire finale donc loolu moom mooy mbir mi daañu continuer di xeex ba affaire bi di mbir mi di jeex parce que loolu mooy suñu yitte moo doon suñu objectif saison bi bon coupe bi itam yàlla may nañu ñoo ngi ci coupe bi war nañu jouer samedi quart de finale contre l'Iksar te quart de finale coupe boo ci xam nga aussi du tuuti du lu oyof mais am nañ ci yaakaar parce que am nañu motivation bi am nañu ambition bi donc loolu la dina métti mais préparé nañu pour loolu ñoo ngi tàggat bu baax xale yi te am nañu wóolute si suñu biir ak si suñu dirigeants yi aussi donc ñoo ngi ñaan yàlla rek yàlla eggale ñu si jàmm ñu am si objectif bi niñ ko namee woon quoi. wàllu football ba tey waaye bi la yoon ca France championnat ba nag ni ki démb dañ doon dabe itam ci wàllu jongante ca Vélodrome diggante Olympique bu Marseille la woon ak ñii di waa Saint-Étienne Olympique bu Marseille nag dafa daal di mujj ñàkk ñaari bal ci dara daka Saint-Étienne daal di daan bi nag moo di ñetteelu victoire si ñetti match yi nga xam te ni waa Saint-Étienne daal nañ ko am daal di jamono gi féetee ci li nga xam te moo di place bu njëkk bi di bopp raw gàddu gi ñoom nag démb seen bit ko dugal nag moo di Denis Bouanga di doomu Gabon ba match amee 75 minutes beneen ba nag ca ndorteel gi ko dugal moo di Romain Hamouma ñu daal di wax ba tey ci championnat de France dañ daal di door ni ki tey ji seen 4e journée genn jongante li ñuy xaarandi ci diggante Lyon lay daal di doon ak ñi di waa Nîmes ci bu 19h jotee di heure Ndakaaru ci Allemagne ñoom da koy waajal jamono gi ba tax ngir mën a kon bokk door seen saison ci anam yi nga xam te noonu lañ ko bëggee sore ca ñun na mën ko amal ci weerub novembre gi waaye nag ca weerub janvier atum 2021 la saison bu basket bi fas yéene tàmbali président bu Louga basket club di ñu xamal ni ànd nag dogal bi fédération sénégalaise de basketball jël Jacques Ndiaye. demande na arbitre bi ak 95% am nañ di commencé novembre. pour ñu gën a arrangé parce que ku mel ni suñu club ñun am nañu ay moyens yu war a ñëw yëpp donc bu commencé novembre nii te ni fin septembre vraiment du mu arrangé janvier daal vraiment arrangé na ñëpp ñu mën a préparer bu baax a baax. président bu ASC Ville de Dakar nag moom xamal ñu ne ñoom sikkim lañ gëstu moo leen yóbbaale ba tax na duñu def lenn lu dul topp digal bi même sax bu fekkee que ni ñoom club bi métti na ci ñoom trop Yatma Diaw. depuis ba ñu arrêté ba léegi ñu ngi fay suñuy salaire suñuy joueurs entraîneurs yi encadrement technique yi di fay logement joueurs yi nga xam ne ñoo indi fii loge lépp ñu ngi koy gàddu te boobu ba léegi bon fédération bi muy ministère bi amul dara lu ñu wax ak club yi mais je pense que bu ñu bëggee développer sport bi aussi di ignorer club yi du ñu xool intérêt club yi du ñu xool club yi lan la ñuy tudd di jël ay décision di ko imposer ak sport bi mënul dox fekk club yi quand même jël leen en compte. lu ñeel division 2 bi moom it saison moom dina daal di tàmbali juróom-benn fan ci weeru février atum 2021 Bekay Ba di président bu port moom nag nee na loolu gisu ci benn problème ne club moom daanaka tàmbali woon nañ seen wàccaay. tey waroon na am réunion ak sama bureau pour ñu xool ñuy démarrer affaire yi parce que commencé woon nañu en avant sax mais pour jéem a dëgëral démarrage bi quoi tey lañ ko doon def mais ak li am ni ndogalu fédération la mënuñu si dara on va ñu plé aussi loolu rek. kon nag fi mu nekk nii club bu basketball yi nag ay weer képp lañ daal di am ngir daal di amal seen wàccaay gannaaw nag ba ñu taxawandee lu yàgg. jërëjëf soxna Soda Thiam kon bokk Alaaji Seydou Nourou fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. xibaari caate yi dañ ci ànd ak Fama Dione. dalee nag jàmm ca Linguère wàllum aada ak cosaan lañ ko fay nemmeeku bariwul looloo waral nag ay ndaw taxawal ab troupe théâtrale suñu ndaw la fa di Baye Assane Diaw dem nemmeeku ji leen. ngir suqali aada ak cosaan ndaw ñi daal di nañuy sos ak kuréel gu yëngu ci wàllu théâtre ñu duppee ko Pencum Jolof góor gi ka mooy seen njiit. danoo gis ne côté aada wala côté culture dafa xaw a manqué ci département de Linguère plus particulièrement commune bu Linguère moom moo tax ñu jóg nekk ay xale boole ko ak ay mag ñoo xam ne am nañ expérience parce que am ñun si boole jëloon noonu Cook Festival en 2007 ñu boole ko ak xale yoo xam ne am bëgg nañ ñu boole leen organiser Pencum Jolof.
moom sax mi ngi leeral ponk yi ñuy faral di fësal tam ñeel askan wi. dundalaat théâtre parce que dafa am solo parce que théâtre moom mooy refléter image société. daneen dafa ay affaire comédie mais nag dana la reeloo mais dañ leen di jàng thème yu ñuy jël ay mbëkk mi paludisme éviter corona bi joué nañ benn pièce boo xam ne sutura la bokk yooyu yëpp joué nañ ko ay waajal tabaski bi thème yooyu yëpp dañ koy jël. li tax na ba ñuy amal jamono ji répétition jëm ci sibiru te pàcc bi di ko firndeel. yow lii war nga koo mën a def ndox mi nga xamante ni xasaw na benn ñaar mi ngi nekk loo xamante ni ci jamonoy nawet nga jël ndox mi sotti ko ci digg mbedd mi nii xamoo kuy romb te loolu sax man waxuma ko ndax nawet war ngaa xam même boo jàngut nawet ak li mu laqool dafa bëri yow weñee ngi yooyee ngi nga jël ndox mi nga xamante ni ndox mu salte la di ak póotit nga sotti ko fi ci mbedd mi dimbala ma loolu sama yoon nekk ci mbeddam Mbuur la fu ma neex laay sotti ndox mi ñu yónni ma ndox du ma tuur ndox ci mbedd mi fu ma tuur ko. Pencum Jolof ñi ngi tàllal loxo képp ku aada ak cosaan yitteel ngir nga mën leen a jàppale ba fësal gi ñu bëgg a fësal Jolof daal di antu. Kader Gadji ñu gën koo xam ci turu Biram nekk kenn ci acteur yu maîtresse d'un homme marié moom nag dañ kaa nominé ci nuit des Sotigi di ab xew-xew boo xamante ni day fësal acteurs yi gën a taxaw fii ci Afrique ak diaspora xalaatam ginnaaw nomination boobule Mamadou Omar Ba moo ko taataan. sant yàlla avant tout parce que liggéey bi ma ci doon dugg xaaruma ko woon fii mais daf may gën a yokk jom daf may gën a dolli ma ba gën a wane li ne ci man pourquoi pas doon acteur yu gën a mag ci àdduna bi parce que lii c'est un privilège que c'est di ma sant yàlla parce que loo xaarul comme lu ñuy wax lu la bett man la bu ñu doon dem xaaruñu woon ci yëpp teeruñu wan ñu seen bëggeel bi ñu demee on a compris que série bi du juste série sénégalais mais série africain yëpp la que wan nañu seen bëggeel te comme ni ma doon wax sànq responsabilité bu mag la léegi côté cinéma africain ñu bañ a wàccee niveau mais juste yéegal ko pour ñeneen nit ñi gis seen bopp si. mu nekkoon noonu kàdduy Kader Gadji li moo nekkoon seen chronique culture ba altine ak jàmm. jaajëf Fama John dañoo egsi léegi ci xibaar yi ñeel mbas mi ak Mamadou Omar Ba. Royaume-Uni jël na dogal ne dina tere bépp rassemblement bi ëpp juróom benn nit ngir xeex mbas mi njiit yu Espagne yi dañuy rekk jël dogal ngir wàññi dem ak dikk bi réew bu Pologne daal dina tere vol direct yu jóge ci ay réew yu bari rawatina nag ca France réew bu Suède moom dafa mel ni rekk am na yeneen pexe ngir xeex mbas mi dëkk yu nekk ca kaw ga ca France foofee la virus bi di circuler loole la njiit Allemagne yi wax bay tere sax ay doomam dem fa ca Portugal gis nañ ne mbas mi jeex na fa daanaka li ëpp juróom benn fukki junni nit faatu nañ ca Mexique yi lee xayma nag romb lool li docteur yi yaakaaroon benn masque ci ay bés dong ca Venezuela woy docteur yi ñoo fay faatu teg ci itam ñu des gën a am ay jafe-jafe ngir faj askan wi réewu Chine moo ngi woy di amal ay testam ci jamono jooju réew bu Brésil mbas ba nga fay gën a lëmbe ca réew bu Donald Trump itam li nu mel lañ fa nemmeeku fii ci Afrique